invité yi wax dëgg yàlla nga xamante ni nag ah dañoo sori ci ñun tamit nag lool nag ñoom buñ fi nekkee rek représenté nañ suñuy am di jàmm yépp kon nag ñoom ñi fi ne ñoo représenté képp ku ñu bokkal di nuyu imam di nuyu bu baax a baax a baax di delloo nuyuwaat encore samay naataangoo sama naataango yi nga xamante ni ah wax dëgg yàlla di ci jiital nag suñu kilifa Pape Faye nee naa ko man li nga lire ci poème du ma ko miis xëy na vidéo bi yaa ngi koy soog a gis mais man bañ ko monté ba tey mi ngi ak man mais heure bu ma demee ba tegaat ko ci clé bi rek man boo ne poème sur le prophète le remède du mal léegi man dama mujj retenir góorgóorlu rek bara mooy bañ a tuur sérieusement départ naa bu yàgg maa ngi gis sama sœur Iphigénie moom lu ma yéeme nag lu yéeme laa lay wax lu yéeme li tax ñu war ci mën a dugg parce que diggante man ak moom rek résumé na li tax ñu war a sóobu ci lii Iphigénie madame Bokane ma lay ñaan nga baal ma rek ñëw nii tuuti Sénégal jàkkaarloo ak yow jëmm ji ngeen di gis li ma toog fii vidéo yi di daw rangoñam yi mi ngi tuuru rek maa ngi jàkkaarloo moom 2018 ba tey rangoñam yi ferul day jooy rek te moo ne man ak moom bokkuñu diine elle est chrétienne muy jullit mais Iphigénie téléphone am ku ko woo wayu Seydina Mohamed bi lay sone munta résister loolu fi ma toog nii Iphigénie ma ngay jooy rek bi vidéo bi di daw léegi moom moo ma xaw a jooy maanaam kuy def leneen dangaa xamul rek moo tax ngay def waaye moom gën gi mbindeef kenn du ko gis di ko bañ qu'on ne répond pas de par la violence amul sens moom xamul loolu lu rafet la xam sama digganteeg yow firndeel na li fi xew yépp sa digganteeg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam firndeel na lépp musuñu am divergence ci dara apprécié wu sama beneen way li may way ci rasulillah rek lay way moom lay sonné téléphone moom lay jooy chaque jour maa ngi lay boole Jésus Christ ñu ngi yaakaar Seydina Mohamed mi ñu yaakaar ak Jésus bi ñu bokk yaakaar yàlla ñu la téel ñu may ñaan ñu may ko loxo bu baax a baax merci jërëjëf merci voilà donc aussi su ma duggee ci li nga xamante ne tey moo ñu fi tax a ñëw muy vidéo yi ñuy présenté dafa am loo xamante ni nag dañ ko baaxoo gis daanaka nit boo koy way danga koy way ndax dafa diis poos wala danga koy way ndax la nga yaakaar ca moom ah Makhtar li diis na la Makhtar jëlal ma lii présenté na ko damay laaj rek lenn ah bul wàññi mbind mi bul wàññi mbind mi dajale lépp nit ak fi jamono toll nii fi jamono toll benn nit boo xamante ni yàlla may na ko ci àdduna xëy na dooley poos nga xamante ni bu ko neexoon ibbi leneen man de chaque guddi fii ma toog nii la plupart xàmmee nañ ma bu baax guddi gu jot gàtt dinaa fi dépenser 10 000 francs ak yeneen boîte ci leneen ak leneen kon moom bu ko neexoon investir ci leneen dama lay wax li ma dugal ci lii dugal ci samay naataangoo benn jëmm ak fi jamono toll ak fi àdduna toll mu bind lii yépp bind ci poème bu mu woy papaam bind ci benn poème bu mu woy yaayam bind ci beneen poème bu mu woy keneen Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam kott la bind lan la ci jublu jeunesse bi lay ñaan ñu utiliser li jeunesse bi bëgg lu ñu bëgg de musique ñu utiliser loolu fondation Kër Rasoul am na ay imam WhatsApp yi groupe WhatsApp yi lu mat plus de 100 groupes WhatsApp am na ci fondation Kër Rasoul fondation Kër Rasoul am na yeneeni yoon am nañ site internet am nañ leneen ak leneen mais fondation Kër Rasoul
am na ay waykat yoo xamante ni tey li askan bi bëgg parce que Guiwaay kenn waru ko umpale moom mooy le serviteur de prophète des temps modernes lu mel noonu nag boo koy def da ngay def luy ànd ak jamono. Makka tey ku fa dem montagne ya ngay daw sànni Safa ak Marwa yooyu amatu fa. Tout est modernisé am des imams tout est modernisé la fa amoon yaa ay at ci gannaaw amatu fa. kon nag tey boo ñëwee di waxtaan ak la nouvelle génération da nga leen di fekk si ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg way la ñu bëgg ñu jël xasida yi jàlle ko ci ay way jël image bu toll ni Pape Faye damay faral di wax naan Sénégal li nu yàlla dénk dafa rëy Pape Faye mii boo waxee àdduna déglu ko Jaw Jóob ci jamono ku ko gën a xew et pourtant c'est pas un chanteur religieux mais avant muy nekk waykat doomi aadama la dina ko waxal boppam après moom ban impression la ci am mais tey hôpital la jógee perfusion la seppi pour ñëw assister lii barki Seydina Mohamed bii si guddi dañ ma yónnee vidéo boo xamante ni mi ngi sam perfusion sànq moo ma ne ma lu tax may absenté dafa seppi perfusion ñëw pour fekkee lii Mbaye Ndiaye ci avant Mbaye Ndiaye ci daal Papillon mi ngi nii toog ku ko xàmmeewul équipe nationale fu ñuy jëm compétition lu mu mën a doon moo leen di habillé star bu fi nekk fii ci réew mi di clip bëgg sol mu rafet Papillon mii moo lay habillé Papillon mosuma koo fay ñaar fukk fondation bi mosuñu koo fay ñaar fukk moom jàpp na ni dina ko waxal boppam peut-être xëy na looloo ko tax a dugg li muy liggéey la mën a liggéeyalee Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam moom noonu la gisee. Mbaye Ndiaye Tilala nga xamante ni moom Ndar mooy borom Ndar ñoo bokk dëkk Ndar waaye moom Ndar fa la jóge bàyyi lépp jeudi vendredi samedi dimanche jàkkaarloo boo bëgg mu neex bu ko Mbaye Ndiaye Tilala tëggul kenn du ko tëgg mu ngi nii toog bàyyi lépp ñëw. Mohamed Allah di sama rakk di xale bu set loxo mën a ànd ak ñëpp donc Mohamed Allah Diop Allahy bàyyam kon moom tamit bu ñëwee ni man kat ci tagg Seydina Mohamed lañ ma xam ne moom lañ ma ngénte du ngeen ma fi bàyyi. Allahy askan wi ku ne xam na ko ci en 2012 wayam ba mu génne woon par exemple askan wi ma yóbbante Allahy askan wi moom nee na wayatul kenn bàyyi na way kenn Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam kot lay way jël studio jox ko fondation Kër Rasoul nommé studio bi studio FKR fondation Kër Rasoul jël ay doomam jël jarbaatam lépp formé leen ci lépp maanaam liggéeyal Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam rek lay def àllay nii am na bu gën a garaaw nag way dafa naa war na ak si xam na ay sa néew ci gannaaw am na benn waykat boo xamante ne foo ko tuddee sa xel amoon fi lu muy dem fecc lëmbal naar Seka lëmbal naar dafa naa agsi na de mi ngi may woo rek depuis 5 Seka agsi na Seka moo demal studio fayal boppam nee na moom day woy ci livre Le Sauveur xam nga lu ma ci jàngate xeex baax na bu ñu laalee yonent bi ñu jug xeex baax na waaye nag war nañ am taxawaay boo xamante ni kenn du ko ñeme laal du moo gën a man de jàpp naa ni looloo tax lu mat 2 ans ngi nii kenn déggul Malick Diabou Seck Pentola kenn déggul fenn te fondation Kër Rasoul nag kenn tënkul kenn décembre bi passé la joué ji Ndar musique boîte bu ma duggati bala may wax dara wax ci Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam parce que ña fa nekk duñu ay jullit ñu nekk ci boîte ay jullit lañ tey yéen ñii ku ñu laal Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam sa xol yëngatu caricature bii passé député honorable député Aminata Gueye moom sa xarit Sakura muy remercier ci teewaay bi Saint-Louis la jóge moo ma woo yónnee ma photo WhatsApp maanaam lu xew mbaa jàmm la ndekee am na lu xew
kon bu dee buñ ko laalee ñëpp yëngatu nga la waay nañ jug taxaw bu ko kenn laal kon nag gars yi lii moo waral suñu engagement tey nag nit koo xamante ne dafa ne en résumé moom Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam damay œuvrer ci social teg fii banque boo xamante ni banque maanaam fondation Kër Rasoul pour fay financement dama koy teg ngir jullit yi di ci jariñu tabax ay maanaam nee na jullit dañu war a dëkkandoo ensemble moom nee na ay jullit dañu war a am doole di dëkkandoo ensemble. il va mettre ay diiwaan yoo xamante ni waa fondation bi ñooy dëkk kon nag wax dëgg yàlla nit ki jóge Ndar di représenter fondation bi foofee ca Ndar bàyyi lépp di ñëw te moo ne kilifa la loolu mooy taxawaayam kon nag ñun Japon lalla ay Cheikh Sarr yi ngeen gis ci clip bi ay nitu diine lañ ay nitu àdduna lañ au moins et pourtant bu ñu wootee ci mbirum liggéey Rasulullah kenn ku ci nekk bàyyi lépp ñëw teew. waxtu bi démb maa ngi woon Thiès. Sëñ Modou Kara Mbacké invité woon ma ci la journée de célébration du retour en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Tout à fait. ñu xam ku tedd kookule son amour son passion pour Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam tey jii ma teew fi ngir jëmmu Cheikh Abdallah Thiam ak ki nga xamante ni mooy Malick du bras droit Cheikh Abdallah Thiam ku yàlla may la je veux dire pourquoi il est extrêmement rare de voir un jeune de sa génération écrire plus de 1290 poèmes dédiés au Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'en fait, il dort avec le prophète Mohamed, il se réveille avec le prophète Mohamed, il pense au quotidien au prophète Mohamed. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je peux vous assurer une chose, cher Abdallah Thiam, il a un pied ici, il a un autre pied au paradis. En tant que fille, en tant qu'Adjana. Waaw. Parce que, war naa ko nekk ni Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ku mu woowul ci boppam doo wax ci moom. Waaw. doo wax ci moom lu toll nii. Et c'est sa vie. damay ñëw ci soxna Sële nga xamante ni nee nga dafa doon jooy tout le temps. Là dama ñëw ci justement pourquoi le remède du mal. xam nga Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñii ñu ko gën a bëgg ce sont même les juifs et les chrétiens. lu tax Lamartine ñi ko gën a bëgg. ñi ko gën a bëgg ñi ko gën a bëgg xamante ni démb la woon du tey Lamartine lan la du musulman bu bind ci moom way wul rëy Victor Hugo dans son ouvrage légendaire qui s'appelle La légende des siècles mu wax ci les derniers jours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soo ko liiree sa yaram dafay daw exactement ni ko alxuraan waxee mon Victor Hugo. Gandhi il a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant que c'est le sauveur de l'humanité. waxuma ñi nga xamante ni comme ñu mel ni El Hadji Malick Sy wax na Sëñ Bamba tout à l'heure ah ak ñi nga xamante ni ce sont nos devanciers liñ bind ci kooku kon nag Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam bu ci wayee aujourd'hui dégg nga ñoon ndam lay nekk ci ñun te way mu ci nekk j'ai eu à décortiquer un peu son texte remède du mal
jàpp naa ni le simple fait de l'écouter, le simple fait d'écouter ce poème faj na lépp loo xam ne jàngoro la woon fii. Ça je vous le dis. Le simple fait d'écouter ce poème le remet du mal, puisque ba ma kii bi ñu ngi doog a door ci affaire comique bi waaw mu gëm la mu gëm te kooku de soo ko ne jàkk di wax ak moom gisu na Seydina Mohamed la sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est vrai. Et quand il te parle de son texte, c'est comme s'il parlait avec Dieu. Et c'est comme s'il parlait avec le prophète Mohamed, Seydina Mohamed. Parce que loolu ñi ko am bariwul. ñi ko am bariwul. Aujourd'hui, je pense que c'est tout bénéfice pour le Sénégal d'avoir un esprit aussi éclairé. te jàpp naa ni lépp loo xamante ni bi ñu ne ko mu nekk ci téere yii képp ko ci jàng gëm ko am naa njortu ne say mbir day say aajo dana faju ma ne gëm naa ko. J'en suis persuadé, puisque moi quand je disais ce poème-là, j'étais hors de moi. Quand je parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis hors de moi. J'ai lu beaucoup de textes, de grands textes et œuvres yu monumentales. Mais bii daf ma jaxase fondamentalement. Moi je l'ai connu, le cheikh, il était encore au lycée, dans une école privée catholique. Mais am na lu yàlla bind ci jëw nit soo ko gisee di nga xam fu mu jëm. On avait très tôt détecté eh bien mandat yi nga xam ne nekk na ci moom di leen wax ni na nga ko bàyyi xel ku baax di noonu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Je pense que tey phrase boobu moo ma ci boole. Parce que yàlla def na ni du ma xëy suba ba ngoon te julliwuma ci yonent bi. Su ma kontaanee su ma jaaxee su ma bëggee dara su ma tiitee lépp loolu laay def ndax loolu lañ wax ni ma jël ko nga wéeroo ko mu doon sa wéeruwaay. Donc je pense que tey ñun ñëpp ñu fi teew ay doomu aadama lañ. maa ngi jégalu nag ci baat bi ni mu xaw a mel ni dama xaw a jagadi mais pour man yàlla moo ñu bind ñun ñëpp te dafa bind doomu aadama yi te yemalewulee. ñun ñëpp mënuñu doon ay imam, ñun ñëpp mënuñu doon ay président, ñun ñëpp mënuñu doon ay ministre. yàlla day bind ñi nekk ci lii ñii di yëngu ci lee. diversité boobu mooy waral àdduna am. donc malgré tey bu nekkee da nga nekk artiste nit ki ci lépp loo mati nekk di yëngatu war nga ci mën a jaamu suñu borom ci lépp loo mati nekk di ci yëngatu Muhammad nekk ki nga xamante ni moo tax ñu sàkk ñu war nga ci mën a def sa kéemtulaay kattan ba loo ko ci mën a liggéey la nga def. donc je pense que tey bi appel bi amee loolu moo waral tooguma sax ñu toog di ñu ci xaar wala ñu ciy woo dañuy def lépp li nga xamante ni mën nañ ko pour mën a ñëw wuy si. parce que tey lépp lu waay man di def ci àdduna te liggéeyaloo suñu borom liggéeyaloo Rasulullah moom zéro moom mooy yow. donc je pense que yëg-yëg moo ñu fi indi yëg-yëg moo fi indi keneen ak keneen te lépp luñ ci man mujj suñu doole suñu kàttan ci suñu voix lépp dañ koy yëkkati di ko def. donte dañu nekk ay nit yoo xamante ni ñu ngi yëngu ci jamono mais avant toute chose li njëkk li mujj moom mooy suñu ngëm-ngëm suñu foi te loolu dara duñu ko dindi. moo waral suñu frère tey bi mu ñu woowee ak képp ku manti doon dañu ñëw ak joie boo xamante ni tey booy ñëw ba booy dem parce que da ngay dégg ñu lay wax souvent ci yaa Rasulallah ba boo ñibbee yow da ngay gën a am yaakaar da ngay gën a am pas-pas te da ngay gën a am espoir que ni tey nit ak lépp lu manti nekk ci àdduna fekk yaa ngi wóoru ci jëmm ji di Seydina Muhammad rek incha allah ëllëg mën nga am yaakaar. moom mooy li mu résumé léegi. parce que bi mu ñëwee dama ni ko duma la woy ci judd duma la woy ci waaso dinaa la woy ndax yaay soppay Rasulallah nee nga yonent bi yow a yow man itam ma wëlbatiku ne la yow a yow ndax l'ami de ton ami c'est ton ami ki bëgg ki nga bëgg danga ko war a bëgg te moom gisuñu ci moom leneen lu dul soppay Rasulallah. lii damaa wax ni mbégte la rek ndax ki tax ñu bind la ki tax ñu jox la valeur ki tax nga nekk doomu aadama bu existe
ci àdduna bi ba ñu lay jox cër ak di la ormal kooku defe naa ni booy way buñ la woowee ni la kaay way Seydina Muhammad yaakaar naa da nga war a jóg. dégg naa waa ji di wax naan loo neex neex baat loo mën a way te wayoo yonent bi way wa niin na dee na ka nga way dee na way wa dee na koo way rek te wayoo Seydina Muhammad rek wayoo kenn. ñu ñëw nag ànd ci ak sunu kilifa Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam mi nga xamante ni ñun xamuñu ko woon waaye jëmm ji nga xamante ni mooy Malick Diaw Seck di sama frère di sama xarit di sama doom ndey suñu jëmm yi di benn yàlla def ci moom it yaatale ndax boo yaatalewul say mbir du yaatu ni mu ko yaatale ñu ngi ko ci sant bu baax di ko gën tey ñaan yàlla rek yàlla na yàlla bàyyi ñu fi sunu sang bi Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam soppay naa Seydina Muhammad muy bind ci yonent bi ñuy woy ci yonent bi ndax xayrul anbiyaa moo nu gën moom. loo ciy wax ci xayrul anbiyaa nabi yaa leen gën. nabi doo siit maram bàyyi Fatou Binta la nu yaakaar Seydina Muhammad Abdoulaye baayam Aminata yaayam Xurayshi yàllin moom Bani Yaasin yaay seen géer Mamadou Lamine Makka lu juddoo waaye woote wu fa ngir ay noon keroog ba muy woote dafa gàddaay Makka jëm Medina noon yaa koy dogale di ko sànni ay xeer bis bu budul woon ak Ababacar Mbay sa deex sama turandoo mu ngi jëloon kaalaam koy dogale deret ja bu deret di laaloon suuf du nu amul waaye jàpp na bee gan ala kul fan mi fadlalaaw mu fadla wooy na ñëpp def ni ñu màggal Seydina Muhammad Mohamed Ali Diop نبينا لا كل لنا من مختم مستوى جوجواي سيد المرسلين يا نخوي سيدنا محمد نبي بمسانا دخ yonent bi niir yaay daw di ànd ak moom Seydina Muhammad ki ñu fi dajale tey jii bu ma saana dox ba dëggu xeer waa dana nooy ngir tegginal Seydina Muhammad bu ma saana dox daawul gëstu la muy gis ca kanamam moo ne ca gannaawam man xalfa woowoo yara kama yara amam tanaamu wayna wal xalbu laa yudnaam Seydina Muhammad lam yatasawab watan kenn du moom yonent bi moom rek a jara way ba dee moo tax Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam tagg Seydina Muhammad ci poème booba yonent bi bu ma saano dox ba dëggu xeer lu xer wa dëgg dëgg ree dana nooy ba mel ni wateen moo jara bëgg la xasada man yaati kama saada marmada ay geer yonen yaa ne xaway lu way neex baat loo mën a way te wayoo yonen tubee sa way wa deen ka nga way ngi na moo tax sang banaan bind leen ci moom Cheikh Saad bu nee na li Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam def moom la Cheikh Saad bu bind nee na lu waay mën a way mbaa nga am xam-xam boo ko jaay na bi yow perte nga da am ti daa il man li xayrihi madax is xayruhu li maqiqi ratan masala loolu la Cheikh Saad bu wax ca innal murada man ijaadu xalxe bëgg leen yonent tube yonen yaa ne xaway asalaamaaleykum أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. moo doon asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen tatagal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di jiital ci nuyoo bi rek ki nga xam ni bu ñu jànkee moom rek la ñu gis bu dul woon ak moom suñu borom lu ñu amal muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam. waaw ndax boo ko nuyoo fii rek mel na ni nuyu nga ko màkk ndax fooy toog naan allahumma salli ala Seydina Muhammad wa sallim di yàgg ñi dem màkk yéen a bokk yoon ndax julli nga ci Seydina Muhammad. imaam ñi nga leen nuyu suñu kilifa di la ziar di ziar bu baax a baax man sama doyen laay nuyu Malick Diabou Seck man yow yaay sama Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam ndax nit ku yaatu nga nit ku baax nga bu dul woon yow amaana du ma ne du jot ci Cheikh bi waaye du yomb waaye nit ku yaatal ku baax nga ku mën a wax lu rafet nga nit kuy boole nga waaye ci koy puso nga yor bu xotteeku nga ñëw yàlla yàlla defal la jàmm may nuyu sama naataangoo nabi yi ak Mbaye Ndiaye dinaa la teew jóg kàddu yu rafet na di ziar bu baax a baax di jëm axu ñëpp rek ak la presse. li may wax nag ci li ma boole ci fondation bi di jëm axu wax na ko ndax buñ ne kuy sa bàyyi Alla Diop te ku xam Alla Diop xam ko ci tagg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon bu ma woowee yonent bi wàcc na waaye damaa ñëw bëgg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam muy doon lu dëgg ci man Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam sopp na bi yàlla wane la mu bëggal ma boppam mon fils préféré la may wooyu loolu nag yonent bi la ndax moom wax na ko nee na ba li ñu boole xam nga ko man xam na Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ñu boole waaye ñu gën a bëgg yonent bi te muy lu sincère ci ñun ndax Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla suñu borom ku mu bëgg rek doy na ndax suñu borom bu ko neexoon mu jël Malick Diabou def ko yonent bi kenn mënu ci dara waaye jëmm Seydina Muhammad loxo ba mu doy ko mu ne ko yow laa jiital julli ci yow samay malaaka julli ci yow na ñëpp julli ci yow inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon nag bu ñu ñëwee tey jii def conférence de presse bu toll nii di présenter suñu ñaari clip yi ngir Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam sànniwuñu suñu clip sànniwuñu suñu xaalis sànniwuñu it suñu xam-xam def nañ ko fi ñu ko war a def waxi nañ ko fi ñu ko war a waxi te nag képp kuy def dara defe naa ni yoon nga ci wut ak ngërëm te ngërëmal yàlla moo dàq ngërëm goo gis te nag lii ñu def nii dañ ciy sàkk ngërëmal suñu borom moo tax ñu dajale fii ñëpp ñu teew ndax Malick Diabou wax na ko sànq presse beeg ku fi mën a teew ay jullit lañu te jullit lenn rek la mënal moroomu jullitam lu mu dugg nga jàppale ko ci taxawu rawatina ci mbiri Seydina Muhammad boo ko defee defaloo ko kenn sa boobu nga ko defal ndax Seydina Muhammad dégg naa mag ñi naan l'islam génn garab la rek dafay am ay branche waaye branche bi yëpp lu mu doon ay branche lu mu doon ay xob benn branche benn bant moo leen téye xob bu ci daanu rek ci garab gi nga jógee muy tiijaan xaadar laayeen ñaseen canaba murit ku mu mën a doon rek Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ngay liggéeyee kon nag ñun benn bopp lañu te li ñu bëgg rek mooy lii di livre le sauveur biir réew ak bitim réew ñëpp xam kan mooy Seydina Muhammad muy suñu génération ak di ñu mag ak ñi nga xam ni ndax Serigne Touba ak mag ñu baax ni li ñu fi def kenn mënu koo dindi bu ñu ñëwee répétition rek lay doon waaye nag fallait que ñu génn ci facette boo xam ni suñuy morom ñu tollool génération dinañ xam Seydina Muhammad te du metti ndax ñu ci bari déggatuñu olof bu baax ñu ci bari seeni xam-xam ci wàllu tubaab sori na kon rafetlu naa bu baax a baax li ñu def ci wàllum style ci wàllum xam-xam ak ci wàllum wax ji mu leer ba xale yi ñëw bëgg Seydina Muhammad ñu jàppale Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam ci liggéeyam loolu moom mooy suñu mbégte te loolu moom mooy suñu yëgte moo ñu fi dajale tey man de looloo tax ma teew waaw ndax Malick Diabou Seck ñoo ànd liggéeyaloo liggéey bi ak gaa yu baax yi waaye lépp rek ngir ànd ci ngërëmal Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax ba bëgg rek ñu ñaanal ko bu baax a baax lépp li nga xam ne moom la bébét ci lii muy def yàlla mottali ko bi jaay nabi Mustafa ba nga xam ni képp ku ci juróom ci doom nga tuddee ko Seydina Muhammad ci barke Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam ndax cofeel gi ngay am ci moom képp ku ci am xew nga woo ko mu ñëw dem sa jàkka ja ñaanali la ndax mu takk Seydina Muhammad ndax bañ nekk ba bu la woowee téléphone dana la sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nañ leen sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf suñu jotaay bii ñu toog nii yàlla nañ ñu ko yàlla fayee ci àjjana
ci barkeb Cheikhul Khadim ci barkeb Serigne Touba mi gëm mi njëkk a nangu wan ñu yoon boo xam ne ni lu mu am Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam la ko jox. di wax encore une fois ñun dañ nekk ab ndaw boo xam ne wax dëgg yàlla fu ne ñoo nga fa lu ne ñoom ca mais yàlla bu ñu xiiree ñu woo ñu ci yoon Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam en tant que jullit au moins nañu jéem a xool lu ndaw loo xam ne sax dinañ jàpp ne defal nañ ko yàlla kat mu gërëm ñu ci sant ñu ci mooy ci liggéey ci liy jëmale liy jëmmal Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ni ko sunu maam yi di defee ni ko suñu mag yi di defee ni ko suñu yaay yi di defee ni ko ñëpp di defee ba tax na man sama wax bu ci bëri ndax Cheikh Abdou Mouhammad Abdallah Thiam premier clip bi dañ ko def mu rafet lool mu ne ma lii ñaan naa yàlla mu ñëw mu jël meilleure vidéo de l'année boo leen xoolee daaw boobu moo jël meilleure vidéo de l'année soppay nabi te nee na ñaan na yàlla tam ñu dem ba Màkka teg ko ci kanamu buur bi te loolu yàlla na am ci barkeb Cheikhul Khadim di leen wax ne yëre yi ñu sol nii boo leen xoolee bu baax xool xàmme ngeen ko ci équipe nationale u Sénégal ñoom ay jàmbaar lañ te dañuy xeexal Sénégal ñii tam ay jàmbaaru yonent yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam la moo tax nag bu ñu solee yëre yi rek ñoom bu leen ko jàppee comme yëre simple la nii mais ay gaynde lañu ay gaynde yu xeexal Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm cheikh bi encore une fois Malick Diabou moom dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak wérle ndax wax dëgg yàlla bu amee gudd fan ak wér ak wérle cheikh bi lu mu mëbët lu mu bëgg a def fu mu bëgg a dem Malick dina ko fa wan donte bu ko magee def ko lépp mais xam-xamam dina ko soxla te Malick ku baax la am na xam-xam bu sell nañ ñaan yàlla rek man ma toogeewu ma fi man kese en tant que Papino Création mais dama fi toogee en tant que képp kuy nekk ñawkat képp ku nekk créateur ñoom ci gannaaw cheikh bi muy man comme ni ñuy wooyee tey benn musicien bi su subaa mun nañu woo keneen encore noonu la ñuy mun a woowee tey styliste bi tam mun na ñëw indi xam-xamam beneen tailleur bi tam mun na ñëw indi xam-xamam ndax mbir mi moom géej la te yaatu na ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maa ngi am mbégte ak bànneex nag di bokk ci fondation Kër Rassoul comme ni ma koy waxee fondation yi nekk ci réew mi bari na waaye bu ñu jox Rassoul moom Mouhammad Abdallah Thiam rek moo ko am te loolu nag moom ku war a sant yàlla la parce que boo amee fondation jox ko Rassoul wàcc nga ma am ci mbégte nag ak bànneex bokk ci parce que am na loo xam ne war ngaa fay pour bokk ci am loo xam ne war ngaa ñaq wala nga sonn pour bokk ci kon bul la ci boolee te yàlla kese tax danga ciy am mbégte. عما يصفون وسلام من الله على المرسلين والحمد لله رب العالمين.